asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ak auditeur GMS 89.3 maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen dalalaat jàmm ci seen émission santé pour tous tey nag ñoo ngi fii ci hôpital Silence bu Ziguinchor ñu nar a waxtaanee li nga xamante ne dafa sonal lool soxnay di infection vaginale tey nag moom la ñu nar a waxtaanee dañ ci ànd ak docteur Abdoulaye Bari nekk gynécologue fii ci hôpital Silence bu Ziguinchor. Docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Bey di nuyu sa téléspectateurs yi. Voilà docteur comme nu ma ko waxee rek tey ñu nar a waxtaanee li nga xamante ne moo di infection vaginale doon na li nga xamante ne sonal na lool soxna yi ñu bëri dañuy maanaam ñu bëri sax duñu xam ani lan moo koy indi ak tam naka la ñuy def tam bañ ko moytu tey moom la ñu nar a waxtaanee tey boo ñuy définiral tuuti infection vaginale lan lay doon. merci beaucoup madame Bey infection vaginale comme ni nga ko waxee dafa nekk motif bu fréquent ci suñu consultation yi mooy maanaam boo seetee jigéen ñi ñuy seet si pour seen wér-gu-yaram am na nombre bu bëri bi nga xamante ni infection vaginale moo leen di indi. donc boo ko xaymaa mën na nekk peut-être ay 20 à 25% des motifs de consultation dans nos services donc ce qui prouve que nekk na un problème chez les femmes donc ni nga ko mën a définir xëy na dafa microbe bi nga xamante ne bu yeggee ci kanamu ci sëyukaay jigéen bi mu développé fa andi fa jàngoro loolu moom nañu mën a waxee infection génitale ci wolof mooy sëyukaay jigéen bi bu amee microbe bi fa nekk développé fa indi fa jàngoro donc mën na fa yegg ci méthode yu bare mooy mën na fa yegg ci façon yu bare mën na fa yegg fekk foofu la dëkk mu daal di développé wu daal di indi feebar mën na jóge ci biti ci wàllu sëy mën na bañ a nekk ci wàllu sëy donc foofu tamit ci appareil génital jigéen ji dafa am ay niveau yu bare am na ay infection génitale ñu naan infection génitale basse ak infection génitale haute donc appareil génital jigéen dañ ko mën a xaaj ci digg am na appareil génital haute bu fa infection ba yeggee dañ naan infection génitale haute bu nekkee au niveau du vagin de la vulve et du col de l'utérus ñu naan infection génitale basse. dañuy faral di dégg naan les infections vaginales ndax ay infection yu bëri la wala tam dañoo wute xeetu infection. waaw infection yi bëri na wute na mën naa nekk doomu jàngoro bi mën naa nekk bactérie doomu jàngoro bi mën naa nekk virus doomu bactérie bi mën naa nekk mycose doomu bactérie bi mën naa doomu jàngoro bi mën naa nekk parasite donc doomu jàngoro yooyu yëpp mën nañoo dëkk foofu développé foofu andi feebar donc infection génitale mën na nekk bactérienne mën na nekk virale mën na nekk parasitaire mën na nekk mycosique. tey ci yooyu yëpp yan ñoo gën a fréquent yéen ci seen consultation yan ngeen di faral yan ñoo gën a sonal jigéen yi. waaw infection mycose yi ak bactéries yi ñoo gën a fréquent ci infection yi waaw. léegi yooyu noonu lan moo koy indi lan mooy cause yi. waaw li koy indi bare na mais li ñu mën a xam li ñu war a xam mooy gis nga jigéen sëyukaayam dafa am ni mu bindoo dafa am lu ñu naan l'écosystème vaginal l'écosystème vaginal flore la bi nga xamante ni am na ay bactéries yu fa nekk. bactéries yooyu fa lañ dëkk bactéries yooyu am na proportion bu ñuy nekkee foofu am na bactérie bi nga xamante ne dañ naan lactobacille boobu mooy bactérie bi nga xamante ni moom mooy couvrir la cavité vaginale am rôle protecteur bu muy jouer pour mu tere bactéries yële di fa développé wu parce que bu fa nekkee dina sécréter ay substances ay glycogène pour que ay substances yi nga xamante ni day aar cavité vaginale bi mu sécréter acide lactique bi nga xamante ni dina tax ba acidité pH bi war a nekk ci vagin bi mu nekk pH bu comprise entre 3,8 et 4,2 donc pH boobu moom mooy définir milieu vaginal bi donc pH boobu saa yoo ko modifié rek daan nga
modifier nga écosystème vaginal bi. donc boo modifier écosystème vaginal bi donc rôle protecteur bu flore vaginale bi amoon dootu ko amati. ñaar mooy am soit équilibre bu fa nekkoon bu déséquilibré maanaam lactobacilles yi nga xamante ni ñoom ñoo waroon a gën a bari. yi nga xamante ni ñoom ñaan les bactéries saines de la cavité vaginale ñu daal di wàññeeku. mucose yi fa nekkoon à une quantité très faible. ak yeneen ñu daal di jël le dessus. ñu daal di développé wu mu daal di indi infection. walla milieu bi modifié wu na. parce que y a eu une action extérieure. mooy li ñuy wax jigéen ñi souvent set bu ëpp bi. walla yeneen facteurs yi bëri na. bépp facteur bi nga xamante ni dafay déséquilibrer l'écosystème vaginal. c'est un facteur favorisant d'une infection. bu flore vaginale bi nekkee dans un équilibre naturel. gaawul am infection parce que dafa am déjà rôle protecteur bu muy def. gis nañu jamono yi itam soxna yi dañuy am na produit yu ñuy faral tam di utiliser seeni kanam ñu bëri ñu tuddee ko genre saf-safal lu ñuy utiliser ne buñ ko defee bu ñuy def rapport day neex est-ce que loolu tamit du andi infection tamit produit yu ñuy utiliser genre comme du genre tabac bi nga xamante ne mi ngi def ravage ci jigéen. effectivement dina indi infection. nee naa la infection li koy première cause infection bi c'est le déséquilibre de la flore vaginale te bépp action extérieure dina indi déséquilibre de la flore vaginale. même garab boo ko jëlee nga jëlee antibiotique parce que antibiotique yi boo ko jëlee dafay rey bactéries yi moom du def du sélectif day daal di détruire les bactéries yi nga xamante ni ay bactéries la mais c'est des bactéries yi nga xamante ni protectrices de la cavité vaginale. Et donc bu ko détruire rek day modifier milieu vaginal bi. donc boo jëlee un produit extérieur même le savon am na ay savon yi nga xamante ni dañu am ay pH basique ay pH 12 11. boo ko indi alors que le pH il est normalement compris entre 3,8 et 4,2. pH mooy pH mooy en chimie c'est le potentiel d'hydrogène. mooy pH bi mooy indicateur. naan fii dafa acide wala dafa basique. ok donc le pH est compris entre 0 et 14. un pH donc liquide boo jël dafa am potentiel d'hydrogène. donc moom lañu tuddee pH. le pH il est neutre quand il est à 7. le pH il est basique quand il est supérieur à 7 entre 7 et 14. le pH est acide quand il est inférieur à de 0 à 7. donc produit boo mënta jël boo jëloon tey lu produit boo mënta jël liquide boo mënta jël dafa am pH. boo dee nga lekk benn affaire nga sentir dafa acide. donc da ngay sentir ni loolu pH am dafa war a acide. donc milieu vaginal bi aussi dafa am son pH. donc pH boobu saa yoo ko modifier rek yow da ngay favoriser le développement des infections. donc le pH là il faut le tenir à son niveau. donc les produits que les femmes utilisent. qu'elles mettent dans leur vagin. dafay indi une modification de ce milieu. dafay indi modification du pH. dafay indi une destruction de la flore vaginale. maanaam les lactobacilles nga xamante ni elles doivent représenter war na nekk 90% de la flore vaginale. bu ko détruire rek maanaam yeneen bactéries yi fa nekkoon yi nga xamante ni dañ leen noot dañuy daal di développer wu. donc produit yooyu dina ko indi. lu weesu produit yooyu aussi dina ko indi. automédication maanaam. les pertes blanches bi jigéen am xam nga jigéen dana am perte blanche. bien sûr perte blanche signe mën na nekk signe d'infection parce que vagin bi ngay gis sëyukaay jigéen cavité la bi nga xamante ni dafa am lu ñu naan une muqueuse bu ko mu wër ko mu am épithélium. dafay produire ay substances. dafay produire du liquide. dafa mel ni sa bakken dafa am muqueuse bu fa nekk. boo amee attaque infection. dafay bëgg a évacuer virus bi. moo tax ngay ñendu moo tax muy produire. de la même manière vagin bi bu amee attaque wala mu am mu am infection. rôle de défense muy def dafay daal di produire ay pertes yu bari. mais li ñu war a xam mooy jigéen dafa war a am perte blanche. dafa bokk ci jigéen dafa war a am perte. perte yooyu dafay varier en fonction de l'âge en fonction du cycle menstruel. mais perte yooyu. dafa mën a nekk des pertes physiologiques di ci ëpp léegi le problème que les femmes li ñuy jànkonteel mais bu ñu amee perte yaakaar ne perte yooyu feebar la perte yi dafa war a am ay caractère yi war a tax bu ñu naan perte yi
war na tax ma faju war na dem tax ma dem hôpital léegi bu ñu jógee ci yooyu am perte rek daan am naa perte mu ngi may gêner naa dem jëli garab nga dem ñu jox la ay ovule yi ngay def sa kanam jox la saabu bi ngay raxasee sa kanam jox la liquide bi ngay raxasee sa kanam léegi raxas boobu li muy def mooy flore bi ma lay expliquer noonu écosystème boobu lay daal di modifier léegi yow yaa ngi wut faj yaa ngi jëlee feebar léegi gis nga flore boobu tant que déséquilibré wul da ngay daal di infection mooy jigéen ñi naan man infection daf maa yeb. waaw chaque weer damay am infection. dañ koy faral di dégg. ñooñu mooy ñi nga xam ne seen flore dafa déséquilibré. tant que équilibré wu ñu flore rek ko ba mu baax. dañuy am problème. bu ñu yaakaar ne garab yi ñuy jënd pharmacie. moo leen di faj. non des fois sax mën nga dem pharmacie ñu jaay la garab. nga raxasee ko sa kanam mu daal la indil problème. waaw parce que kanam nit kenn waru ko raxas. mooy raxasal boppam. dafay def nettoyage bi nga xamante ni physiologique loolu bokk na ci perte yi ak desquamation vaginale buy am mu daal di ko évacuer loolu c'est un processus physiologique bi nga xamante ni mooy nettoyer kanamu jigéen léegi yow boo jàppee ni sa kanam da nga koo war a nettoyer rek li nga fay dugal maanaam moom du ko nettoyer de mais da koy yàq. da koy yàq. gis nañu tam am na ñi nga xamante ne bu ñuy nee nañu par exemple bu ñuy sekk ak seen borom kër maanaam dafay métti ndax loolu tamit infection tamit maanaam signe la ci infection. waaw mën naa nekk signe ci infection comme li ma la wax xam nga perte blanche comme ni ñu ko waxee perte blanche la du xeeñ dafay blanc du changer couleur et puis dafay doon li nga xamante ni du ànd ak métit du ànd ak tàngoor du ànd ak xasan mais saa yoo gisee nga am perte yi commencé changer couleur mu commencé jaune trop mu commencé gris mu commencé verte mu commencé jaune mu commencé ànd ak xasan mu commencé ànd ak tàngoor mu commencé ànd ak booy sëy ak sa jëkkër muy metti loolu mooy rattaché perte yooyu ak infection donc saa yoo sentiré yooyu noonu da nga war a xam ni lii mën naa nuroo infection. ak ñi nga xamante ne par exemple dañuy faral di ne sous-vêtement yi nga xamante ne soxna yi dañ koy sol bu serré wala mu doon synthétique nylon tamit li ñu mel mën na jur tam infection ndax mën nga ko dëggal. waaw effectivement mën na jur infection lépp li nga xamante ni day modifier la situation physiologique normale dafay indi infection maanaam jigéen. dina gis ay modifications yi am ci moom de façon physiologique dans le mois maanaam mën ngaa toog ci weer bi nga gis règle nga dem ba ci diggu weer bi nga am ay pertes yu bare dañu jàpp ni pertes yooyu perte normale la parce que dafa am ci col bi dafa am buchon bu fa nekk dafa am glaire bi nga xamante ne glaire cervicale bi nga xamante ne ci col utérus la nekk boobu moom mooy ñëw fees kanamu jigéen bi pour tax ba spermatozoïdes yi nga xamante ni moom la góor di bàyyi ci jigéen mu mën a dund parce que milieu pH bi nekk ci vagin bi spermatozoïdes yi mënuñu cee dund normal donc bu perte yooyu amul perte yooyu mooy ñëw moom mooy aar préserver spermatozoïdes yi pour spermatozoïdes mën a dund mën a jàll ci vagin bi yéeg ci kaw mën a dem joxe grossesse donc gis nga jigéen bu dul am perte yooyu du am doom parce que spermatozoïdes yi bu ñu leen sottee ci biir kanamu ci sëyukaay bi rek maanaam du ñu dundati parce que amul perte moo tax jigéen dafa warul ragal perte yi dafa bokk ci jigéen surtout perte yi nga xamante ni boo sëyee boo demee ba jeexal règle ci diggu weer bi da ngay am ay perte yu xaw a bari perte yooyu dañu jàpp ni perte yooyu mooy glaire bi te loolu dafa baax ci jigéen léegi nag jigéen bu ëmb aussi xam nga ëmb dafay andi ay modifications yu bare maanaam hormones yi day gën a bare boo xoolee cellules vaginales yi dañuy gën a fabriquer glycogène ñu bactéries yi fa nekk dañuy gën a développé wu bu ñu gën a développé wu aussi maanaam loolu mycoses yi fa nekk mën nañ gën a développé wu donc jigéen bu ëmb moom moo gën a mën a def infection candidose mycose que beneen jigéen parce que condition hormonal yi moom moo ko waral léegi nag boo jógee ci loolu aussi képp ki nga xamante ne jigéen buy tux cigarette maanaam tux tabac maanaam loolu tam day favoriser déséquilibre de la flore vaginale mu indi infection toilette intime raxas sa kanam ak saabu
parce que saabu bi nga ciy def raxas sa kanam ak saabu boo koy utiliser da ngay ut savon à pH neutre. comme saabu ordinaire yi wala. waaw saabu xam nga saabu dañ koy defar léegi doo xamoo sax seen pH. waaw mais y a des savons. am na mélange yu soxna yi di defar ay mélange savon pour ñu mën a xees. yooyu baaxul parce que yooyu da nga koy dugal sa kanam mu jëlee pH bi de 4. indi ko à 8 indi ko à 10. te bu ko defee rek mooy maanaam bonjour les dégâts. dafa mel ni yow maanaam nga jëloon sa kër di ko aar ay gendarme ak ay policiers nga yeewu benn jour ne leen ñibbi leen. waaw donc léegi lu ñëw rek dafay daal di dugg. waaw li fa nekkoon muy aar yow faat nga ko. donc loolu la jigéen ñi war a comprendre. donc loolu tamit dafay daal di modifier flore vaginale bi mu daal di indi infection. donc moo tax jigéen warul buy raxas kanamam. waru ko raxasee leneen. loxo am la war a raxas kanamam nii rek mu set. loxo bi warul dugg ci sëyu kaayam. bu fa dugalee loxo am rek dafay indi ay problème di fa dugal ay yaakaar ne set boobu moo tax ñu naan trop d'hygiène trop d'infection. trop d'hygiène trop d'infection loolu bokk na ci li indi infection. benn bi mooy def ay rapports sexuels yi nga xamante ni amul protection. loolu maanaam yow dans ce cas. xam nga infection am nee naa la mën na nekk bactéries yi nga am sa kanam sa seyukaay te bactéries yooyu nekk fa à un nombre très infime dañu leen dominer lactobacilles yi ñoo leen dominer lactobacilles yi ñooy protecteur ñoo leen dominer yooyu dañu fay nekk du ñu def benn infection léegi boo créer condition pour yooyu ñu développer mën na indi infection yooyu infection yi nga xamante ne c'est pas des infections sexuellement transmissibles infection la par infection bu nekkul rek da nga amee infection da nga ko jëlee feneen yooyu nekk na infection c'est pas des infections sexuellement transmissibles léegi nag mën ngaa jëlee infection ci sëy mooy infection sexuellement transmissible mais mën na aussi jëlee infection ci sa environnement maanaam tey jii sa sous-vêtement nga def ko milieu bi nga xam ne dafay contaminé nga daal di ko sol sànq yaa ngi wax lu am importance aussi mooy les sous-vêtements sous-vêtements yi aussi jigéen ñi des fois en dehors de hygiène bu ëpp bi des fois dañuy créer toutes les conditions d'une infection moo tax saa yu nekk jigéen ñi di jooy infection dañuy sol ay jeans serrés muy tàng day favoriser ay irritation yooyu li muy jur mooy infection dañuy faral di sol ay string yooyu aussi li muy favoriser mooy ay irritation ay infection dañuy sol ay sous-vêtements yi nga xamante ne souvent en nylon la yooyu yëpp dafay ay éléments yi nga xamante ne dafay favoriser infection sangu piscine aussi dafay favoriser infection waaw sangu piscine dafa bokk ci facteur yi nga xam ne dafay indi infection parce que sooy sangu piscine ndox mi day dugg sa kanam lu nekk produit yi fa nekk yëpp day dugg sa kanam mën na indi non seulement germe bi nga xamante ne mu ngi woon ci ndox mi mais mën na aussi déséquilibrer flore bi bu déséquilibrer flore bi déjà mën na indi infection donc yooyu yëpp ay éléments yi nga xamante ne la boo ci dëkkee di nga am infection te ku gis jigéen ñi ni ñuy solo bu ñëwee consultation te dañ lay seet ci consultation ak infection musimeeku nga koy seet nga gis li waral infection bi donc moo tax ñu jigéen ñi war a xam lii indi seen infection bu ñu yaakaar ne maanaam set bu ëpp la souvent la première cause ci infection vaginale yi c'est une cause comportementale c'est le comportement qui est au devant nit ki yow yaa koy créer ba yaa créé condition d'une infection ba infection yi ñëw est-ce que infection yooyu noonu day wàlle waaw ndax jigéen mun na ko wàllu góor wala ndax góor tam mun na ko wàllu jigéen waaw infection dafa am ci infection du infection yëpp nga xamante ni mën nañ ko wàllante am na infection yi nga xamante ni c'est des infections qui ont été définies comme étant des infections sexuellement transmissibles mais c'est pas toutes les infections qui sont des infections sexuellement transmissibles effectivement tey docteur bu fekkee maanaam infection yooyu noonu fajuñu ko wala toppatoowuñu ko nu mu waree tey lan mooy conséquences yi waaw conséquences yi bari na nee naa la boo jëlee appareil génital de la femme mën nga ko xaaj ci ñaar li féetee suuf mooy appareil génital bu gën a suufee mooy infection bu fa amee mën naa laal vagin bi mën naa laal col d'utérus bi mën naa laal lèvres yi ak yooyu mooy infection génitale basse léegi rek infection boobu boo ko amee nga saggan fajuloo ko mën na jóge foofu mu daal di migrer yéeg ci kaw dem laal biiru butitu njurukaay bi mën na fa créer ay cicatrices
mën na fa créer ay synergie yi nga xamante ne maanaam dafay yàq le lii utérin maanaam bu ñagasee ëllëg mën naa indi problème règle maanaam règle yi mën naa bañ a ñëw mën naa indi perturbation règle parce que règle yi ci loolu foofu lay jógee mën naa indi lu ñagas li nga xamante ni nen bi maanaam mënatu fa tëdd normal indi ay avortement bu weesoo foofu mën naa yéeg ba ci kaw laal yem fi nga xamante ni foofu la ñuy wax les trompes trompe yi xam nga mooy couloir yi nga xamante ni bu jigéen bi nenee ci couloir yooyu la nen bi jaar bu fa yeggee aussi infection bi ak inflammation bi cicatrisation bu ciy am ak complication yi ciy am mën na dem ba tëj butit bi léegi jigéen mën naa def infection à répétition mu dem ba loolu mu wér ëllëg mu am jafe-jafe am doom fekk infection boobu moo yeggoon ci trompe yi indi trompe yi bouché ba léegi mënatul am doom mu indi obstruction tubaire mën naa weesu foofu mën naa dem ba ci ovaire yi mu indi fa abcès mu indi fa yeneen complication yi tax ba après métit biir di daa di bëri ci jigéen ñi fekk infection bi moo yegg fi nga xamante ni naan infection génitale haute mën naa nekk une infection génitale haute simple mën na nekk une infection génitale haute compliquée donc nag infection loolu moo tax ñu war cee bàyyi xel bàyyi ci xel mooy li ci ëpp ci infection il faut savoir faire la prévention des infections la prévention des infections mooy li ma la jógee wax mooy que jigéen dafay xam ni du set bu ëpp mooy tax mu bañ a am infection au contraire parce que bu setee lu ëpp lépp li nga xamante ne moo ko doon aar ci kanamam moom da koy daal di faat après mu daal di développer infection le tabac dafay daal di indi infection les rapports sexuels non protégés dafay daal di indi infection donc yooyu dañ koo war a moytu beneen bi mooy que saa yu nga xamante ni am nga infection sentir nga yaa ngi am ay perte yi nga doon am tout le temps gis nga ni changé na perte yi changé na couleur perte yi dafay xeeñ des fois mu mel ni jën bu nëb loolu bëri na ci jigéen ñi mooy ay vaginose mooy tax mooy genre infection boobu mooy indi odeur boobu odeur de poisson pourri boobu donc soo sentiree yooyu da nga war a dem hôpital ñu seet la bu ñu la seetee médecin bi wala sage-femme bi dafay dugal li ñu naan spéculum sa kanam spéculum bi dafay permettre à ce que mu daal di identifier perte yi mu daal di ko analyser mu daal di évaluer paroi vaginale bi épithélium vaginal bi mu daal di mën aussi si c'est nécessaire def ay prélèvement mën naa yem ci foofu mën naa yem ci examen clinique boobu parce que aspect perte yi bu ko gisee signes yi mu àndal mën naa doy médecin bi wala sage-femme bi pour mu naan bii infection à candida la bii vaginose la wala bii gonococcie la wala bii chlamydie la wala bii trichomonas la moom mën na yem ci loolu pour daal di poser son diagnostic mën naa yem ci loolu mu daal di faj jox la prescription mën naa weesu foofu mën naa gis loolu mu daal di la yónnee ci laboratoire ba nga dem ñu prélever la ñu daal di def examen mais dafa am infection yi nga xamante ne bu la dalee dañuy daal di interroger maanaam ki nga nekkal wala sa borom kër wala ki nga nekkal seet surtout dafa am infection yi nga xamante ne yu mel ni les IST gonococcie chlamydie ak yooyu souvent bu dalee góor gi bu dalee jigéen bi dafay daal di dal ki mu àndal donc dañuy rechercher aussi des signes d'une infection maanaam ci góor bi maanaam ay buy saw dafay metti des fois day am écoulement du méa urétral yooyu bu ko amee buñ koy faj dañ leen di fajaale ñoom ñaar loolu c'est un problème bu ñu leen fajul ñoom ñaar rek jigéen boo ko fajee aussi dafay daal dellu si waat benn problème bu ñuy am souvent c'est dans les mariages polygames dans les mariages polygames bu benn jigéen ñëwee consultation même bu amee infection ba souvent pour mu wér day am problème parce que on a du mal à traiter le couple parce que daf la naan man faj ma man kese parce que man su ma demee yóbbu ordonnance pour sama jëkkër ak sama wujj bi dañuy naan man maa doxoon indi feebar alors que ce n'est peut-être pas ça donc dañoo war a comprendre bu feebar amee ci sëy nañ ko faj parce que lim leen mën a jural bari na nee naa la mën naa indi ay complications mën naa indi suba problème règle mën naa indi suba problème am doom donc yooyu bu ci amee yaakaar naa faj ko moo gën loolu il faut que nag jigéen ñi comprendre loolu daanaka ñu ñuy xamal jeex na laata ñuy ñëw ci traitement bi
am na benn question bi nga xamante ne sonal neen ma ci torop pour ma laaj la ko ñu bëri ne nañ ma ndax seex sa awra jëkkër wala seex sa awra jabar ndax foofu tamit infection mën na fa judd. waaw infection mën na fa dugg mën na fa jóge seex sa awra jëkkër wala seex sa awra jabar mën na fa infection mën na fa judd. am na ay feebar yi nga xamante ne tey ci awra jigéen lay jóge mu dem ci góor. am na tey boo xoolee lu mel ni virus human papilloma virus tey am na ay cancer de la gorge cancer de la langue ak yeneen yi nga xamante ne tey boo gisee ñu gis ko ci góor dañoo jàpp ne maanaam mu ngi ko jëlee ci jigéen maanaam mu ngi mocc awra jigéen foofu lay jëlee infection bi maanaam bu doomu jàngoro nekkee fenn boo ko jegee da nga koy jël léegi nag loolu moom c'est valable dans les deux sens. kon xam naa dinañ ko bàyyi wala tamit ñu wàññi ko docteur ñu jeexalee juste ci traitement bi lansana nga may ñu tuuti quelques minutes ñu jeexalee ci traitement bi ndax mun nañ ko faj ba mu tane parce que am na ñu bëri nee nañ dañuy faj mu ñëwaat traitement bi naka lay demee. waaw traitement bi le traitement dafa spécifique. maanaam le traitement est spécifique à la cause de l'infection maanaam infection yi mën naa nekk candidose mën naa nekk infection à germe banal mën naa nekk chlamydie mën naa nekk mycoplasme mën naa nekk trichomonas donc bu fekkente ne candidose la am na garab yi nga xamante ni moom lañ jagleel traitement bi su fekkee vaginose la am na li nga xamante ni moom lañ ko jagleel bu fekkee trichomonas la am na li ñu ko jagleel bu fekkee chlamydie la am na li ñu ko jagleel donc c'est en fonction de cause infection bi ci ngay joxe garab donc le traitement est fonction de l'étiologie de l'infection mais j'insiste encore une fois à la prévention donc traitement yi baax na mais buñ la traité te sa flore vaginale bi équilibré wul rek maanaam dina indi problème mën nga am infection ñu def ay prélèvement gis ne maanaam sa flore bi dafa déséquilibré loolu jox la garabu rey microbe bi rek doyul parce que boo reyee microbe bi say suba dafay ñëwaat parce que tant que conditions yi ma la waxoon les conditions idéales d'une protection maximale dans l'écosystème vaginal amul infection dana ñëwaat loolu dafa am ay naan les probiotiques ay probiotiques la ay bactéries la yi nga xamante ni c'est des bactéries yi nga xamante ni dañ la koy jox maanaam pour rééquilibrer sa flore maanaam li fa manqué woon comme ay lactobacilles yi ma la wax dañ la koy joxaat xam nga nit joxaat ko bactérie pour mu protéger ko xam nga bëriwul da gaaw a ko dégg mais dañ lay joxaat ay bactéries soit jox la ko nga def ko sa kanam wala jox la ko nga naan ko mais pour mu dem rééquilibrer waat la flore donc flore boobu jigéen bu bëgg a bañ ñàkk am infection da koy aar da koy protéger. ok docteur ñu bàyyi la nga tàggatoo. merci beaucoup maa ngi leen di remercier donc maa ngi remercier sa téléspectateurs yëpp di leen ñaanal jàmm ci weeru koor bi di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak merci beaucoup. voilà merci beaucoup docteur ñun tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax franchement ci sa disponibilité ndax à chaque fois buñ la soxlaa rek da ñu yombalal buntu yëpp ba ñu mën a def suñu liggéey nu mu waree ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal tamit médecin chef bu nekkee fii ci district sanitaire bu Ziguinchor hôpital Silence ndax fa la ñuy amalee li nga xamante ne moo di émission bi di jaajëfal tamit équipe technique bu ma àndaloon tey Lansana Djili ak LDR di jaajëfal tamit téléspectateurs yi ak auditeurs GMS yi nga xamante ne ñu doon bàyyee xel j'espère que dégg ngeen conseil ak mesures yi nga xamante ne mesures préventives yi nga xamante ne docteur Barry baaxee na ko soxna yi j'espère que tamit di ngeen ko jëfee ngir ñu mën a moytu li nga xamante ne moo di infection vaginale tey sujet boobu la ñu doon waxtaanee fii ci hôpital Silence maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen di jox dig daje ci beneen émission ak beneen sujet bu ñu nar a waxtaanee jërë ngeen jëf